xam nga tey le 27 mooy dimanche bi di ñëw dañu am suñu combat revanche ñun ak Eumeu Sène yàlla dafa def ñu bëre woon mu daan ñu bon tudde moo ko daan sax dama jàpp ne ñun ñoo daanoon suñu bopp parce que Bombardier ku xool carrière am xool fa mu jaar yëpp ba mu dalee bëre ba tey mën nga ni jël yi mu daanu yëpp moo ko daan boppam léegi nag dafa gagné en maturité moo tax tey mbër muy bëreeg moom dina métti trop ci yow ndegam roi des arènes la méttoon ci moom muy Balla Gaye gisuma keneen ki nga xam ne rek mën nga inquiété Bombardier voilà combat bu doy waar la ñu am combat revanche mais dina métti trop suñu adversaire bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw xam nga nag boo yàggee préparé ay événement da ngay dem ba mujj gi dara dootul rëy si yow ku war ñay warate ñay leneen loo war day tuuti sa bët pare nañ bu yàgg su côté mystique mais combat bi du combat mystique combat bi nga xam ne combat physique la ak endurance moom lañ koy indil moo tax moom Eumeu Sène bu ñëwee bu ko neexee na taxaw rek ñun ñooy def lépp ñun ñoo koy def ci kattanu yàlla lépp ñoo koy def bu taxawee dinañ ko jëli bu ñëwee dinañ ko jàpp waaw combat bi moom du combat Eumeu Sène combat Bombardier la. boo xoolee Bombardier bii nga gis nii ak ba muy bëreeg Balla Gaye du benn léegi la gën a wàññi dafa wàññi sax ba perdre ay poids dafa perdre poids nii ni nga koy gis nii te moom yaramam gis nga ko am 45 ans ba pare di def 3 séances par jour loolu du caaxaan ku koy def rek c'est parce que yaa moom sa yaram te ce jour ba bu dawee 100 mètres di nga comprendre li ma lay wax nii waaw pare nañ si tous les points. tous les plans pare nañ si ñun kay après Eumeu Sène fi mu ne kay la ñuy xalaat mais pas Eumeu Sène parce que Eumeu Sène mënuñu téye liñ koy wax mooy na dëggal boppam rek ñëw li mu wax rek na ko def waaw li mu wax moom na ko def rek parce que nee na jàmbaar la du daw te dafay xeex ak ñun na taxaw xeex ak ñun après amateurs yi dinañ kontaan waaw bu ko defee rek dinañ kontaan lamb ju neex ngay gis. waaw ah non kooku moom pare nañ si bu yàgg victoire bi moom pare nañ si bu yàgg parce que nee naa la combat bi taxu ñoo jóg ñun combat royal lañ bëgg Bombardier c'est le seul lutteur bi nga xam ni dafa dégg 2 fois roi des arènes kenn dégg ko lutteur yi nekk si arène moom rek moo fi dégg une 3e fois nag la ñuy cherché ji te nuñ koy amee mooy il faut ñu jaar si kii donc nañ daan kii xaar combat royal bële ku ci daan ñu jël la dem retraité ji nag ak suñu kuréel voilà parce que Bombardier boo ko xoolee l'homme de 4 générations la bëre na ak ay magam bëre ak ay moromam bëre ak ay rakam léegi rak-rakaatam yi lay jëli mooy ñoom Sa Thiès ñoom Reug Reug génération boobu là bu ko defee il sera le seul lutteur bi nga xam ne moo dégg loolu 3 fois roi des arènes ba pare bëre 4 générations parce que ñun dañu waxoon ni ñetti xale yi gën a ës ñetti xale yi nga xam ne dégg nañu roi des arènes ñoom la bëgg a tegle ñoom ñëpp lay daan na Modou daan na Balla moo ko dese te dimanche dootuñu ko waxat dimanche mu daan Eumeu Sène daan 3 rois des arènes il sera boo ko xoolee carrière am yëpp ay défi la li mu def kenn defu ko dégg roi des arènes 2 fois di yóotu 3e dem daan ñetti roi des arènes Tyson roi des arènes la daan na ko Balla roi des arènes daan na ko Modou Lo roi des arènes daan na ko te incha allah Eumeu Sène dinañ ko teg si lim noonu lay demee incha allah waaw merci jërëjëf.